imam ñu def transition rek daal di jàll ci beneen point. wàllu politique. bi ci weesu muy mbirum parrainage bi nga xam ne daf ñuy dëgmal ci élection législative yu 31 juillet 2022. am na ñu bëri nag ci société civile beeg yenn parti politique yoo xam ne ànduñu ci parrainage bi ndax dañu tirer des leçons de l'expérience de 2019. xam nga parrainage bi ñu ngi ko adopté ci 2018. waaw 2019 ñu pratiqué ko ci élection présidentielle yi ak li ci am yëpp gars yi di wax waxu fraude yi di wax yenn doxalin yoo xam ne nguur gi def na ko te mel na ni dafa foqati yenn candidature yi yoo xam ne daf ko invalider ci loo xam ne jaarul ci yoon ñoom nag ñu bëgg a daw loolu tax ñu def benn manifestation àllarba bi ñu weesu mu bëri ñoo xam ne jàpp nañ leen ci mbirum parrainage bi yow ban gis-gis nga ci am lu ñu war a def la wala lu ñu war a bàyyi waaw xam nga man li may njëkk a def mooy d'abord ñaawlu arrestation yi nga xam ni amoon na ci bisu bi nga xam ni société civile bi daje nañ bëggoon a dem ci kanamu ministère de l'intérieur pour wane ni d'accord ñu ci parrainage bi parce que bu fekkee ne am na jafe-jafe itinéraire bu fa am benn xëccoo diggante préfet ak jafe-jafe itinéraire moo warta am Abdou Khadre ci ab république surtout réew mu mel ni Sénégal nga xam ni ñun yàgg nañoo marche yàgg nañoo dem di wane suñu ñàkk d'accord ba pare ku ne ñibbiwaat sa kër loolu mooy réalité du Sénégal Sénégal boo seetloo marche heure bu amee problème mooy dañ koo bëgg a interdire mais heure bu ñu bàyyee nit ñi rek ñii dem nit ñu responsable la ñoo xam ni kenn ku ci ne xam nga lan mooy sa responsabilité. yi ñu autorisé yëpp ba léegi coow amu ci. coow amu ci. moo tax réew mi il faut ñu waxtaan parce que réew mi bu ñu waxtaanul day dugg ci guute goo xam ni kenn du ko ci génn. man damay lancer un appel solennel le ministère de l'intérieur Antoine Diome ma xam ko bu baax xam ay mbokkam. di ko xamal ni Sénégal am na loo xam ne xaju fi boo ko fi defee après day jafe pour nga wëlbatiku di xool nit ñi ci bët Sénégal du mënatul a dund ci dictature dépassé nañ loolu. comme ba nga jàpp ne ñu ngi ci dictature ni non mënuñ cee dem mais damay bañ ñu dugg dem ci. parce que man dund naa ci réew yoo xam ne ay réewi dictature lañ gis naa lam leen jural. man dund naa Égypte bañ demee ca dictature réew ma dafa xëy tasaaroo te dictature mooy kenn dootul wax sa xalaat dictature du leneen lu dul kenn dootul wax sa xalaat. dañuy jéng ñëpp maanaam. waaw kenn parce que démocratie dafa am ay règles yoo xam dañ ko teg. képp koo xam ne nii da ngaa taxaw ni man ci démocratie laa bëgg a teg sama réew da ngay nangu règles yooyu bokk na ci règles yi nit ki su amee lu ko naqari ñu bàyyi ko mu wax ko ci làmmiñam yaa ngi dégg wala mu wax ko ci pilimam yii ay règles la yoo xam ne nii kenn waru ko bafouer ci démocratie maanaam constitution bi consacré citoyen. constitution moo ñu ko may. ministère de l'intérieur ña fa nekk ay sénégalais lañ. nekk ci seen mission mais société civile bi nga xam ni tamit dañoo gis ni ñoom d'accord ñu ci parrainage bi ay sénégalais lañ. di ay sénégalais yu responsable ay professeurs ñoo ci nekk tey ku mel ni Dame Mbodj responsabilité am dépassé na di def trouble à l'ordre public nañ waxante dëgg kon réew mi am na foo xam ne waruñu fa àgg te ñun suñu rôle ñun en tant que ay religieux mooy ñu def alerte parce que Sénégal dafa xat fii ñun ñëpp a bokk koo fi bokkalul directement am nga lu ngeen bokk indirectement benn da ngeen di bokk sëriñ wala ngeen bokk daayira wala ngeen bokk ci wàllu mbokk wala ngeen dëkkandoo waral ñu naan Sénégal benn bopp la loolu mooy suñu particularité Sénégal dafa am particularité te particularité boobu kenn waru ko yàq kenn waru ko yàq jaare ko ci ndax da ngaa yor ay responsabilité ndax da ngaa yilif police ak gendarmerie wala da ngaa am kaddu déedéet parce que Sénégal moo ëpp doole loolu yëpp. kon da nga jàpp ne imam li kii doon wax activistes yi doon wax ne Macky Sall ak Antoine Diome noo nekk derrière torture yi nga xam ne def nañ ko ci kaw activistes yi. xam nga man di libéré. man il faut ñu comprendre man du ma activiste. man je suis religieux. man samay wax toujours damay bëgg mu jariñ
man waxuma pour di sànni xeer waxuma pour di attaquer kenn parce que sama responsabilité dépassé na loolu waaye bis bu ma waree jël position ñëpp dinañ xam ne lii mooy position imam man sama position mooy réew mi bañ a dugg ci kaw loolu mooy sama position ko comprendre loolu la ko comprendre loolu la maanaam man li may wax du ma wax ni torture am na parce que man teguma ci sama bët man teguma sama bët ñuy torturer génneew luñ ma vidéo bu ma gis ñuy torturer kon man du ma wax loolu waaye li ma njëkk a ñaawlu mooy le fait que ay sénégalais jóg wane ni ñoom dañuy dem ca ministère de l'intérieur ñu tere leen ko loolu kenn amu ci benn droit rawatina loi boo xam ne ñëpp nangu nañ ni CEDEAO bi Sénégal engagé wu moom moo wane ni loi bi baaxul c'est antidémocratique c'est antidémocratique lii may wax ni logique la réew mi nañ bàyyi nit ñi ñu exprimer wu génn li nekk ci ñoom parce que nit boo ko nee doo fi waxee sa xalaat mu jëf xalaatam te bu jëfee xalaatam juru musiba d'accord mais imam kon le ministre Antoine Diome oui il faut nga dellu siwaat xam ni fii Sénégal am na loo xam mënu fi am man police du ma leen tudd gendarmerie du ma leen tudd parce que ñooñu ay ordre rek lañ leen di jox booy wax da ngay wax kii joxe ordre yi te bu ñu waxantee dëgg tey ordre yi ministre de l'intérieur moo koy joxe maanaam moo dumalu ñoom activistes yi non bu dee duma nañ leen moo leen dumalu bu dee duma nañ leen ministre moo leen dumalu loolu mooy dëgg bu dee waaw parce que man bëggoon naa ñu wan ma vidéo buy wane ni duma nañ leen c'est important tamit man dañ maa duma nii rek ci ay wax duma ci juger kenn mais bu dee ni duma nañ leen te damaa gëm ni man ci li ma jàpp damaa gëm ni duma nañ leen parce que nit bu nee duma nañ ma te yow miy duma génnoo weddi ni duma naa la dañuy jàpp ni duma nga ko parce que arab day wax ni assumtu iqrar ku noppi da ngaa saxal xam nga ñoom ñeet génn nañ def conférence de presse wane ni dañ ñu doon torturer du ñu dóor te ba léegi gisuma man benn communiqué néew ma amul waaye gisuma ko bu police génne wane ni loolu amul kon dañuy jàpp li activiste yi wax ba koroog ñuy gis leneen qui ne dit rien constant loolu règle la ça veut dire réew mi ñoo ko bokk am na loo xam ne xaju fi am na loo xam ne dafa ñaaw mu des nag société civile mais ana RADDHO xanaa nekkatuñ ci Sénégal man di dégg guma leen Amnesty International anañu mais parce que réew mi tamit ñooñu dañ leen daan dégg bu yu mel ni amee mais ñoom bu ñuy wax bu ñu jógee pour dafa mel ni bu ñu bundaxatalee góor jigéen rek la ñuy faral di jóg di wax constat bu ñu wax boo xam ne sénégalais yëpp def nañu ko mais quand il s'agit de droits humains orientés vers l'intérêt des citoyens le respect de la dignité humaine du citoyen sénégalais particulièrement dañuy gis ne du ñu feeñ loolu moo rafetul Abdou Khadre parce que bu dee ne da ngaa porter benn combat ni yow droit de l'homme moom nga bëgg di waxal fépp foo gis fu ñuy néewalee nit doole ak ku ko mën a def war nga am courage wax ni lii d'accorduma ci def alerte yaa ngi dégg te loolu mooy responsabilité parce que Sénégal boo gisee li ñu dal tey mooy société civile bi ci boppam ñoom ñoo jéewutul seen rôle man damay wax ni ñaari gis nga man politiciens yi bari na lu ma leen mën a tolérer xam nga lu tax bu dee kii wut nguur lu waay mën a wax nu muy waxee ba jot ci nguur gi lay def waaw bu dee ki toog ci nguur gi ñi ci ëpp ci ñoom li ñuy def mooy nan la ñuy fexe ba gérer seen nguur kon ñooñu xam nañ seen position mais yow mi ni yow da ngay jouer rôle société civile yow yaa war a jouer rôle arbitre ak sëriñ si parce que sëriñ si buñ jouer seen rôle société civile bi jouer seen rôle politicien am na loo xam duñ ko ñemee ci réew mi mais tey li tax ñu agsi fii mooy dañoo noppiloo ñëpp société civile bi ñu ranger leen ci palais bi loolu mooy dëgg am na Latif Coulibaly doon journaliste tey anamu politicien la de non léegi man ca biir palais ba politicien la ana Souleymane Jules Diop mën naa ci lim ñu baree bari maanaam erreur boobu la Sénégal def kenn ku ci nekk li la fal fexeel ba falu ci loolu xam nga man tey diine moo ma fal loolu laa gëm moo dof loo ba bëgg a folli ko rek naa fi bàyyi diine ci
politique nag mën naa di ci wax mën naa di ci jël position waaye nag li ma fal du ma ko fàtte mooy diine yow ki nga xam ne sa pilim moo la fal boo fexee ba waxatoo bindatoo folliku nga piège boobu ci lañ daanu société civile bi daanu ci te loolu wërta am nañ dellusiwaat di gëm ni gis nga booy yi ñuy dóor tey di leen maate booy yi ñoo doon xeexal Macky Sall loolu mooy dëgg booy sax amu ci ay kilifaa ci ne ñu baal ma ci kàddu gi may wax booy parce que bu dee yaanaa maar ay kilifaa fa nekk ay ñoo xam ne ay xeexkat lañ réew mi rek moo leen ñor diaboliser nañ leen wax nañ leen lu nekk waaye bu dee réew mi ñorul woon xoola dem nañ bu yàgg bu dee ni dàmbooj position ñëpp xam nañ Karim Xurum Xaax position ñëpp xam nañ ko yaa ngi dégg kon bugguma sax di lim mais société civile boobu ci seen rôle lañ nekk am nañ droit ni parrainage bi d'accorduñu ci léegi nag yow miy gouverner yow yaa am responsabilité ci woo leen toog ak ñoom ci taabal parce que loolu yow sa responsabilité la parce que yow lañ fal te balaa ñu ko doon remettre sax dafa doon war ñu boole acteurs yi nga xam ne ñoom la concerné ñëpp ñu toog ci xam nga parrainage bi dil bi dëgg fan la nekk dilu parrainage bi mu ngi nekk ci doublon yi boo gisee société civile bi xar ci seen bakkan te war te yem ci société civile bi ana opposition est-ce que xeex bi xeexu société civile bi kese la opposition ñu ngi fa woon de man de gisoon naa fa république des valeurs non république bu ñuy wax opposition ci Sénégal république des valeurs taxul mais ci opposition lañ bokk waaw ci lañ bokk mais bu ñuy wax tey ji opposition dëgg ci réew mi yaa ngi dégg Yewwi Askan Wi ngay wax yaa ngi dégg PDS donte PDS sax ñoom xamuñu man ba léegi xamaguma opposition lañ bokk wala pouvoir ban bokk Imam Birame leeragul ci sama bopp man laa ñooñu waroon nañoo ñëw accompagner société civile bi demande ñu def marche bu pacifique parce que boo gisee gars yi mën leen a maate mooy dañoo xam ni ñi war a génnuñu Sonko kenn du ko maate looluy dëgg nag Barthélémy Dias boo ko naree maate mu taxaw nañ waxante dëgg mais bu fekkee da ngaa bàyyi ay société civile amuñu juróomi nit gars yi dañ naan fii dara nekku fi nañ leen maate parce que politique bu la kenn nag rapport de force la d'accord yii ñuy wax yëpp waxi caaxaan la gis nga politique day toll fa am rapport de force la ñii maate ay nit rek lañ buñ xoolee ba xam ni ñii ku leen maate ñu maate la dañ naan tekk duñ maate kenn doonte waruñu àgg foofu man gëmuma ni dañoo war a àgg foofu ñii maate amuñu droit di maate kenn parce que amuñu droit dóor kenn amuñu droit dóor kenn policiers yi te loolu police moo am responsabilité ci génn wax ci xam nga pour lan parce que man dama gëm bokk ci ñi gëm police gëm ni institution la boo xam ne dañ ko war a protéger waruñu nangu ay nervi rax leen ci seen biir di def yëfi bandi ñoom ñu ciy noppi ñoom ñoo war a génn ni ñii li ñuy def ñoom la engagé wul police loolu am na ci biir police ay kilifa yu ma xam yoo xam ne réew mi rek a leen ñor ñooñu waroon nañoo génn tey mu jaral leen même buñ leen di sanctionné ñu sanctionné leen mais ñu wax ko mais da nga bëgg parce que réew mi ku yaakaar ni da nga fiy def lu la neex après nga dem toog sa kër xamoo li xew Arona Sy anamu Arona Sy fii la nekkoon di dóor nit ñi ay lacrymogène di def lu ko neex ba mu waree dem Nations Unies gars yi jóg ni ko doo dem vilipendé ko kon am na loo xam ne xaju fi police nañu dellu siwaat xam ni am na ordre yoo xam ku la ko jox am nga droit bañ koo appliquer parce que ci république lañ nekk ci démo waaw oui mais imam bu dee république buñ la joxee ay ordre dóoral nit ordre dóoral nit loolu kenn bu la neexee bañ ko appliquer waaw non loolu jarul jàng pour xam ko léegi adduna bi dafa avancé ku la ni dóoral nit nga ni ko dóoruma ko bu dee ne def yor sécurité nit ñi ak fexe ba nga protéger seeni bien loolu moo tax a jóg police waaye police dóoraate taxu ko jóg Abdou Khadre man dem dañ maa gën a xam droit man jàng naa droit islamique yaa ngi dégg man li may wax ni waxuma ko di sànni de lu leer la d'accord maanaam nañu arrêté loolu c'est xajul ci réew mi dafa xat ñëpp a bokk yaa ngi dégg tey police waroon naa génne def communiqué wax lu leer ci loolu bu dee ñiy dóore ci police lañ bokk ñu xam bu dee bokkuñu ci police ñu xam mais imam est-ce que police am na sañ-sañ wala am na dina sàggan boo xam ne dina bàyyi ay yeneen individu di leen infiltrer di yàq seen liggéey di yàq seen image mën naa nekk nag xam nga
ay nervi doon nañ leen fi tudd. ci jamono jële passé ah oui. mën période électorale la woon. waaw même bu dee période électorale maanaam nervi moo amul place ci nervi amul place ci réew mi. nervi amul place police amu ko gendarmerie amu ko ci réew mi. warut a nekk ci opposition warut a nekk ci pouvoir. mais ñun fii suñ police loo mën a wax xam ni police bu ñu formé lañ. ñu encadré leen. fu ñu dem ci àdduna bi man police fekk nañ ma fu ne man tukki naa. bi ñuy nekk Égypte di jàng police yi daan nañ ñëw foofu di def ay formation mais buñ ñëwee ñi ñu gën a naw police Sénégal bii ci la bokk. mais imam te police Sénégal loo leen mën a waxal. loo leen mën a waxal nag ba tey ji professionnalisme des na fi. mais léegi nag li tax yu mel nii ñoom ñu war a génn wax ci. mooy seen crédibilité lañ war a sàmm. parce que lii nag musul am ci réew mi ñun lépp fi la ñu fekk waaye jël ay nit sànni leen jam ñaajo wala nga yóbbu leen nga Dakar wala Bargny géejawaay yooyu da dul rafetul nit boo koy arrêté sax yóbbu ko ci ab commissariat nga téye ko fa ñu xam ni mu ngi nekk en sécurité mais tey koo sànni jam ñaajo ñu agressé ko kan mooy responsable. mais moo tax activiste yi di wax du banditisme boo xam ne dafa am foofu waaye beneen bi aussi imam mooy anam bi nga xam ne constat la boo xam ne Sénégal yëpp def nañ ko bi policiers yi di waxee citoyens yi amul respect si yenn ci policiers yi parce que dañuy wax ne des fois nga bëgg a wax nit ki déplacé wul mais on te dit dégage fous le camp ñu baal ma ci kàddu yi mais loolu c'est pas du respect envers le citoyen. waaw xam nga loolu man li ma gëm rek laay wax te yàlla rek tax mënuñu généraliser ñëpp. moo tax ma ne ñenn ci moo tax loolu ñi koy def man damaa jàpp ni minorité lañ ci police. léegi nag minorité boobu waruñu yàq liggéeyu majorité bi tey am na ci biir sëriñ daara yi ñoo xam ni ñu ngi def li leen neex ci biir imaam yi am na ci ay dóorkat ci biir sëriñ si am na ay dóorkat métier boo dem ci Sénégal am na ay dóorkat. du ci war a doon taxawaayu police. waaw moom laa lay wax. maanaam moo tax man du ma mës a généraliser dara. foo dem am na fa ci biir sëriñ si am na ñoo xam ne ak mbaax rek ci lañ nekk. ci biir sëriñ daara yi am na ñoom ak mbaax rek ci lañ nekk. foo dem rek di nga fa gis ay dóorkat gis fa ay bandi. léegi nag li tax muy feeñ ci police. mooy police ñoom dañoo séentu ci ñoom formation. parce que Sénégal mënoon nañoo recruter nit ñi rek jox leen fital ñu ñëw taxaw. mais lan moo tax ñu lay former dañ lay former pour xamal la ni la yow mënoo bokk ak kuñ formé wul. tout à fait parce que yow da ngaa yor responsabilité. da ngaa takk drapeau Sénégal. kon sa taxawaay wërta yem ak taxawaayu benn civil nii rek. source d'assurance la war a doon sax policier bi. police boo ko gisee da ngaa war a rassuré dafa war a nekk koo xam ne xelam day dal parce que gis na politique. effectivement Abdou Khadre maanaam boo gisee police tey jii. da ngaa war a yëg ni alhamdulilah man de maa ngi gis sama policier am naa sécurité. waaye boo demee ba boo gisee police di tiit problème la. te loolu kenn amu ci intérêt ñuy fexe ba inante. di dox ci diggante police ak civil. te acte yi ma gis di commencé di am. bu yàggee moo koy jur. d'accord parce que man dama dund ci monde arabe. gis naa li ma fi gis ni Sénégal muy nuyoo moom laa fa doon gis. waaye ba mu fa mujj ñëpp gis nañ ko réew dootu fa am. kon nañu dellu si waat xel yi xam ni Sénégal dara du fi xew terroriste yi ñuy wax Sénégal terroriste amu fi man Imam Dramé maa la ko wax. man ku ma gën a xam terrorisme yeewul ci réew mi parce que terrorisme problème mu idéologie la. te bu dee idéologie man jàng naa ko. terrorisme amu fi. buñ nax nit ñi. réew mi xamoo ñu fi nekk ay patriotes yu gëm seen réew gëm démocratie bañ ko jaay seen réew lii mooy dëkk. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.